ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. te nag dañuy wax ci situation wu dëkk bi ak série d'arrestation ñu constaté ces derniers jours moo xam ci côté Ousmane Sonko moo xam itam ci côté activiste yi wala ñu ñuy wooye ay lanceurs d'alerte te lépp mi ngi xew gannaaw ba ñu tuumaale leaderu Pastef wàllum siif. depuis lors nag ñun dañ ci amoon benn position bi mooy seet fu dëgg bi féetee duñ ci nekk di def chaque jour publication. bi ñu partagé woon lu yàggul mbiru vaccin yi suñu page Facebook am na benn waay bu commenté woon ne loolu amul solo sujet boobu noonu amul njariñ nañ wax ci mbiru Ousmane Sonko bi ñu tontu ko ni newuñ ci militantisme mooy jël position pour benn homme politique moo xam moo tooñ wala tooñul yow sa yoon neew si mais lu ma di xew daal yow moom nga faral même bu tooñee loolu mooy militantisme. ñu ne ko ñun newuñ ci mbir yooyu dañuy traité benn sujet jàll ci beneen mbir bu jërë ñu dellu si waat si ñu ñëwaat ci leeral sénégalais yi ndax situation yu ni mel dafay bari manipulation ci côté yépp. taxawaay boobu la ñu am ci coow Ousmane Sonko bi te lépp luñ ci mës a wax dañoo sukkandiku ci PV yu gendarmerie def ba noppi jël position boobu nag ci beneen wet am na ñu mu arrangé wul. am na ñoo xam ni li ñu bëgg a dégg mooy nga ni Ousmane Sonko moo violé daal di lay jaxaseeg yàlla. alors que rapport médical bi Adji Sarr déposé gendarmerie te nga xam ni benn médecin assermenté moo ko def koo xam ni dafa waat ne liggéeyam du ci def dara lu méngoowul ak éthique ak déontologie moo jibal rapport bii. bëgguñu ko woon wane mais gars yi dañ lay poussé au bout médecin bu ñu naan docteur Alfousseyni Gaye moo ko def ci Adji Sarr ne non seulement xale bu jigéen bi ndaw li ba mu demee yàgg na en plus ci waxtu yu mujj sëyul ak benn góor. léegi am ñenn ñu ne loolu bu ko wax parce que boo ko waxee dafay setal Ousmane Sonko wala ñu ne da nga koo faral. encore une fois ñun dëgg lañu faral abonné yi ñuy suivre dëgg moo tax ñu topp ñu buñ demee ba gisatuñ loolu noonu daal di nemmeeku ni ñoo ngi essayer di leen manipuler di leen nax ci ay information am nañ fulaay nañu fi ñukk ndax kenn fayu leen seen connexion lañu yor di setaan lu leen neex sénégalais yi kenn moomu leen. au début dañu ne nañu tey ci dossier bi mais ba ñu defee suñu recoupement dafa leer que ni non seulement Adji Sarr kenn violé wu ko mais aussi complot dafa am ci dossier bi. moo tax procureur génne gendarmerie ci mbir yi ne leen arrêté leen enquête bi ngir bañ ñu xam kan moo yónni woon Sidi Ahmed Mbaye di doom ci Maodo Malick Mbaye. même ci côté boobu noonu ndeysaan ñoo ngi ñuy jéem a manipuler waat naan ñu du doomam jarbaatam la. te ñiy wax loolu noonu xam na ni ñun Afrique suñu réew yi ci suñuy aada rakku baay wala magu baay duñ ko wooyee nijaay ñun ñëpp suñu magu papa yeeg suñu rakku papa yu góor yi papa lañ leen di wooyee ñun ak tubaab yi bokkuñu aada ak cosaan. la preuve Sidi Ahmed Mbaye bi ko enquêteurs yi laajee ndax da ngay def politique dafa ni fii defuma politique mais sama papa Maodo Malick Mbaye responsable Benno Bokk Yaakaar la. waxul sama rakk papa waxul sama nijaay dafa ni sama papa Maodo Malick Mbaye parce qu'effectivement papaam la. donc lii lan moo ko gën a leer en plus moom Sidi Ahmed Mbaye waxul dëgg enquêteurs yi dafa ni deful politique mais li ngeen gis ni yëpp ay image am la di mbir yi éclaté dafa profito supprimer compte Facebook am mais trace yaa ngi fi ba tey. moom ak papaam bii di Maodo Malick Mbaye ñuy campagnal Benno Bokk Yaakaar ci élection yi ñu weesu mu ne moom musul def politique. mu leer ñu ni buñ ko toppoon moom Sidi Ahmed Mbaye comme que viol moom tegee nañ ko fële viol amul dinañ xam ñan ñoo làkku ci complot bi. procureur daal di nangu dossier bi ci gendarmerie uli ko ñu jël téléphone Sidi Ahmed Mbaye ak Adji Sarr démonter complot bi xam yan ponkal ñoo nekk ci ginnaaw ñu dem di jàpp ñoom Assane Diouf Guy Marius Sagna Clédor Sène ci benn audio bu ñàkk solo. waaw mais my boy comment vas-tu xanaa xamoon ni mardi mooy xeex bi mais ñun ñu ngi pare on est maintenant dans le temps de l'action parce que je crois qu'on a assez communiqué malheureusement pour toi ñu ngi nekk di organiser au niveau de la base parce que ñun waxuñu rek bàyyi noonu ñu ngi liggéey ci affaire bi donc te probablement mardi on s'achemine vers la levée et l'arrestation de Sonko. te demain rek la ñu am moo ñu dese moo tax même tey on a travaillé toute la journée donc ça va être compliqué j'ose même pas proposer ça à Assane parce que xam naa ni moom mu ngi coordonné foofu j'ai mis en rapport avec des gens là à Pikine et ils sont en train de faire le boulot là xam naa ni du ma ko sant liggéey ba pare naan ko bàyyi liggéey bi def leneen c'est un peu ça le souci quoi. en fait dafa jàmp mardi c'est le jour J. audio bii la Clédor Sène envoyé waa jii di wuyu ci turu Pape Moussa Sow moom ngeen gis ci photo bii mu ànd ak Ousmane Sonko d'après Clédor Sène moom Pape Moussa Sow moo partagé audio bi ba waa DIC jot si daal di jàpp Assane Diouf jàpp Guy Marius Sagna jàpp ko moom également Clédor Sène ndax nee nañ dañoo bëgg a taal réew mi
moo tax depuis octobre 2020 ñu doon alerter activistes yi ci seen groupe WhatsApp ak ñu ñuy àndal ndax on a l'impression que ni gars yi comprendre ñu ba tey pexe ñi ñu jàmmaar lool gars yi ils sont prêts pour fay ay doomi aadama ngir ñu intégrer mouvement activiste yi pour informer gouvernement bi ci lépp lu fay xew mais loolu beneen sujet la mais bu ñu sukkandikoo ci li ñu jàppee Assane Diouf Guy Marius Sagna ak Clédor Sène mooy audio bi ngeen dégg sànq mais loolu newul woon secret umpul woon kenn ndax le 17 février bi ñu weesu moom Clédor Sène dafa wax publiquement ñëpp di dégg ne dañuy créer ay kuréel ci quartier yi ngir jàmmaarlu nguur gi fi nekk. jàppante yooyu nag incitation boobu mu ngi jóge ci autorité bi nga xam ni moo créé loolu kon léegi ñun askan bi suñu constitution daf ñu may ñu résister bu fekkee ni dañuy teg ay nooteel kon fi mu nekk nii jox na ñu bañ a raay wax bi bañ a sóoraale procureur kaso rek la am régime bi amul leneen lu dul kaso kese la am te il faut mu am lu dëgër pour yóbbu nit ki ci yoon léegi ñun dinañu organiser ay comité de résistance ci quartier yëpp organiser ndaw yi parce que ñun dañuy noot kon il faut que ñun tam ñu organiser wu pour taxaw jàmmarloo ak ñii te duñ ko raay duñu raay wax bi duñ ci ragal ay dem kaso wala ñuy brimer wala ñuy gaañ wala quoi que ce soit parce que jàmmarloo moo fi des rapport de force ñoom lu leen neex la ñuy def kon ñun tamit nañu am fullay taxaw boole suñu doole organiser wu au niveau des quartiers préparer ay comité de résistance comme ñoom ni ñu waajalee seen ay takk der pour que bés bu jàmmarloo jotee ñu defante kook ñoom parce que ñoom ñu ngi jëm ci forcing ci benn dossier boo xam ne bu fekkee ni dem nañ suivre nañ ko poursuivre nañ ko jusqu'au bout immunité parlementaire nit boo xam ni alxam la procureur di topp ñu ni Ousmane Sonko la ñuy dindi mbalaanu kiiraayam dañ koy convoqué tëj ko ñun nag du ñu xaar ba loolu am ñu naan dañuy organiser wu ñuy dal suñu kaw ñun ñuy piste du ñu jàpp benn par benn parce que ñoom bu ñu paree ci Ousmane Sonko ci ñun ñii ci taabal bi la ñuy jëm commencé ko ci ay Assane Karim ñun ñii suñu wax daf leen di déranger suñu taxawaay daf leen di déranger kon maa ngi woo toute la jeunesse ñu jël mbir bi seen mbiru bopp def ko au sérieux affaire bi dafa dépassé mbiru Ousmane Sonko. kon gis ngeen ni bi Clédor Sène di wax lii yàgg na mais jàppuñu ko woon léegi lan moo tax ñu bàyyi ba tey di ko jàpp daan ci ñëw ñun personnellement ànduñ benn yoon ci tal Sénégal ndax bu réew mi yàqoo keneen ku fi mënti ñëwaat gannaaw Macky Sall da ngay recommencer waat à zéro mais bu fekkee ni dañoo bëgg a teg loxo Ousmane Sonko ci dossier boo xamante ni leer na naññ que ni liñ koy tuumaal dara mu ci loolu nekkatul débat Adji Sarr kenn mësu koo violé li leer ci dossier bi mooy complot la mais procureur de la République moo lànk ni dossier bi duñ ci seet ñi nga xam ne ñoo làkku ci complot bi comme que écarté nañ mbiru viol maanaam dafa am ñu muy protéger làqu doom dóor doom donc loolu bu amee ay sénégalais di ko gis xam fa lañ nar a jëm ñi nga xam ne dañuy safoo Ousmane Sonko wala sax ànduñoo ak moom mais bëgguñu gis ku ñuy tooñ di ko néewal doole ñooñu am nañ droit manifester parce que constitution bu Sénégal moo leen ko may. ay jeunes ci biir quartier yi bu leen neexee organiser wu di def chaque jour ay marche wala ay manifestation ngir xeex injustice bi nekk Sénégal te appel à la résistance boobu noonu fippu boobu noonu mais ki fi nekk tey président muy Macky Sall moo ko doon sàkku ay 2011. D'abord la résistance populaire face à l'inacceptable. gis nañu volonté manifeste bu nguur gi pour jéem a manipuler ak gaañ population yi ñoom ñoo wax démb ne nit ñi mën nañ manifester bi loolu yëpp c'était pour concentrer ñëpp fii bu ko defee police mën a agir loolu nag ñoom dañu provoquer ñëpp gis nañu provocation bi ñu def leader yëpp a ngi taxaw ñu attaqué leen dal seen kaw loolu jaay doole la waaye du tax ñu ngi nii encore taxaw te dinañ taxaw bu loi bi jàllee danañ continuer chaque jour xeex ko woo population yëpp ku ne fa nga nekk nga combattre ko jusqu'au bout moom kay duñu ko nangu. Et si il vote mais s'il vote la loi nous continuerons à exiger son retrait et le départ du président. dégg ngeen ko moom Macky Sall yamul woon rek ci woote résistance mais da doon sàkku sax ñu jëlee fi Maître Wade balaa mandaam di jeex kaddu yi rek bu neexoon Maître Wade jamono jooju mu daal di koy tëjlu mais problème mu Macky Sall mooy yor na bépp défaut président Abdoulaye Wade mais amul benn ci ay qualité am benn ci qualité yi mooy élégance Macky Sall amul élégance politique beneen bi mooy jëlale Macky Sall dafay fayantoo moom lépp daf ko bëgg a def ak jaay doole te bu fekkoon ni ñoom stabilité dëkk bi moo leen ñor te muy dëgg ci ñoom Aliou Dembourou Sow ba muy woote ñu jël ay jaasi ngir jàmmarloo képp kuy bañ troisième mandat bés boobu la ñuy simmi malaanu kiiraayam na ko ràpp ci kaso bi
ndax moom yamul woon rek ci sàkku ju jëlee ngànnaay ak violer suñu constitution bi nga xamante ni moo wax ni kenn mënul am lu ëpp ñaari mandat mais da doon jéem a jaxasay xeet loo xam ni mënoon na dugal Sénégal ci guuta goo xamante nii du ci mës a génn mais amul dara lu ko ci fekk moom Aliou Dembourou Sow dafa sax defaat sorti ni li ma waxoon amul dara lu ma ciy rëccu boole kook yaradiku gu jéggi dayo kon bu kenn ñëw tey gannaaw ba ñu jàppee Assane Diouf Guy Marius Sagna Clédor Sène naan ñu dëkku yoon la ñu nekk Sénégal du dëkku yoon fii jaay doole moo fi am kumba am ndey ak kumba amul ndey boo faree ci pouvoir waxal lu la neex donte mën na taal Sénégal convocation bu gën a ndaw doo ko jot boo tëddee nelawal ba yandoor mais bu fekkee ni benn Assane Diouf nga koo xam ni dañ ko rek tudd ci benn audio waxuma la ñu convoqué ko mais dañ koy fekk biir këram dajji buntu néegam toroxal ko ci kanam ay nawleem mel ni benn bandi wala benn délinquant la. non Cheikh bàyyi leen ñu def lu ñu bëgg a def. non bàyyi leen. Sénégal man la Assane Diouf encore xam nga maa ngi dem live direct xam nga waa digg yi ñoo ñëwaat sama kër xam nga nee nañ par force xam nga jox leen ma ko sama wax naa ak samay avocat wax naa ak ñëpp xam nga nee nañ par force dañuy dajji seen martu la ñu yor nag ak seen i bagage comprendre nga ndewali arrièreal fële bu leen def dara bàyyi leen ñu def lu ñu bëgg a def bàyyi leen parce que ñi ngi wax ak seen commissaire ci boppam bàyyi leen bu leen nekk di def dara non nañu dajji buntu bi parce que dama am ay droit sooda ba convocation dañ la koy jox wax la heure nga dem wuy ji xam nga grand demal toog non samay avocat laa doon waxal léegi non dajji leen dajji leen. lii dafa ñaaw ci deru Sénégal dafay wane itam dellu ginnaaw suñu réew ci sàmm ak yelleefi doomi aadama ñoom ñi ñuy jàpp ñëpp moo xam Assane Diouf Guy Marius Sagna Clédor Sène ak yeneen activistes yeeg membre Pastef ku ci nekk bu ñu la jébaloon benn convocation da ngay dem wuy ji ci tey ak dal mais on a l'impression que ni dañu bëgg humilier ay doomi aadama toroxal leen di fanaan seeni buntu kër pour bët set ñu jàpp leen yóbbu di leen dogale ci ay mbedd di leen fekk seeni biir kër di daaj ay buntu Sénégal dafa dellu ginnaaw ci fànn yépp te képp ku ko dénoncé wul jàppal ni complice nga waxoon na leen ni ñun ñëpp ñoo ngi ci liberté provisoire ndax ci yu amul benn solo mën na la ci jàpp nëbb la jant bi moo tax kenn ci ñun muccagul. lii yëpp nag yaakaar naa ni bettul yéen ñi nga xamante ni yàgg ngeen suivre chaîne bi le 9 octobre 2019 lañ leen waxoon ni Ousmane Sonko ñoo ngi ci tànk éliminé ko na waajal boppam xool fan lay teg tànkam ñu ne leen gouvernement bi infiltré na bépp groupe activiste ngir neenal seeni plan nañu jël seen matukaay. Le 1er novembre 2020 bi ñu nommé woon Antoine Félix Diome le même jour ci suñu page Facebook ñu wax leen ni waa ji dafa ñëw pour une mission bien définie jaay doole gi Macky Sall bëgg a yeggalee mandaam ci loxoom lay jaar. lii yëpp nag dooy gisaane ndax du ñu ay wala yu du ñu ay xut bu samaan mais dañoo xam bu baax Macky Sall ak li mu capable waxoon nañ leen ni bii mooy sànni tàccoom ak Ousmane Sonko bu leen rëccee dossier bii nii pour amaat ko ci point yi dafay jafe moo tax objectif bi mooy def le tout pour daal di koy tëjlu mais buñ ko naree tëjlu effectivement dina am ay ndaw yoo xamante ni duñ ko nangu ñan ñoo nar a jiite ndaw yooyu noonu mooy tàmbalee ko ci partem mooy leaderu Pastef yi jàpp gum nañ Birame Souleye Diop jàpp leaderu activiste yi ñoom Guy Marius Sagna ay consort su ko defee jeunes yi duñu mën a organiser wu parce que du am ñu nekk seen kanam pour jàmmaarloog injustice bi nga xamante ni mi ngi ñëw lii mooy plan wu nguur gi fi nekk moo waral jàpp yi ngeen di dégg fan yëpp bu jàllee nag bis bu mbir yi jàllee bu Macky Sall réussir ba tëjlu Sonko mu gis ni askan wi nee nañ patt pataaral ci jaay doole googu noonu dara du ko tere yóotu 3e mandat ba 4e mandat mën na fi nekk ba 2033 ndax da koy leer ni askan wu nooy la am ak affaire ñoo xam ne lu leen teg ñu nangu ko teg ci naan yàlla baax na li ci kanam nag raw li bët ñu ngi leen gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.